waaw ñi ngeek Mamadou Mansour nekk médecin anesthésiste réanimateur nekkoon ku jàngee ci école militaire de santé de Dakar démissionné ci armée jamono yi mi ngi ci France liggéey na ci CHU bu Nice léegi mi ngi ci Bordeaux jamono yi ñu ngi leen réquisitionné sax ñoom ñu nekk ci Toulouse est-ce que Mamadou Mansour mën nga ñu dëggal loolu ndax lu waral loolu moo di jàngoro ji nga xam ne moo xew ci àddina bi yëpp du coronavirus. waaw jërëjëf Pape Alé Niang maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci invitation bi ak occasion bi nga ma jox pour ma mën a wax ak sama mbokk waa Sénégal bi ci li nga xam ni moo lëmbee àddina bi yëpp bi wàllu coronavirus. Effectivement moo def benn rectificatif tuuti rek bi ma jógee Dakar donc Strasbourg CHU bu Strasbourg la liggéey def fa presque 8 ans après door a dem CHU bu Nice après jóge foofu nag maa ngi nii actuellement CHU Bordeaux te jamono yi may wax ak yow nii maa ngi fii ci dans la région sud-ouest donc parce que actuellement nii xam nga réanimateur yëpp maanaam France sax dafa doyul ba nga xamante ni nii ñi ngi rappeler ñi nga xamante ni woon dañoo dem à la retraite donc rappeler li ñuy wax la réserve donc pour wane ni xeex bi comme ni ko président Macron waxee démb on est en guerre sanitaire donc guerre nag buñ ci nekkee ñëpp lay moyens yëpp la ñuy mobiliser donc pour wane ni rek mbir mi tar na tar bu nga xamante ni nii ñëppay jóg jàpp ci. waaw laaj bu njëkk bi moo di gis nañ nga bind ci yu bari nga ne Sénégal ni mu songee li nga xam ne moo di xeex coronavirus bi dafa bëri tâtonnement ak loo xam ne impréparation la woon lan moo waral nga wax ju mel noonu. waaw comme ni ma koy faral di waxee rek ñun avant virus bi di dugg biir Sénégal bi mu éclaté Chine ci la ñu commencé jël suñu xalima di bind ci Facebook di sensibiliser. Ak di joxe ay proposition pour di wax nit ñi nañu jël suñuy matukaay Sénégal parce que comme ni ma koy waxee monde bi léegi lépp village planétaire la lu xëy fii tey yendu fële fanaan feneen donc li nga xamante ni moo xew Chine ba nga xamante ni am na ay puissance yu jóg ni dañuy dem jëli seeni ressortissants di ko yóbbu loolu nga xam ni c'est en contradiction avec les règles élémentaires de gestion d'une épidémie nga xam ne épidémie bu amee experts yëpp li ñu wax mooy dañ ko war a contenir sur place xeex ko sur place donc ñooñu décision politique yooyu ñu jël nga xamante ni benn expert àndu ci jël affaire yi commencé yóbbu seen ressortissants yi seen dëkk xamoon nañ ni feebar bi dafay law parce que virus bi du demal boppam du jógee Chine di demal boppam di voyager ñëw Sénégal et ay nit ñoo ko fay indi donc boobu comme loolu lañ xamoon nag moo taxoon ñu commencé artu suñu waa réew pour ñu jël suñuy matukaay alors jël say matukaay nag da ngay jàng ci li nga xamante ne nii ma joxe benn exemple bu ndaw France da ngeen daal dégg ñu commencé benn cas jàpp naa ne premier cas bi ñu fi doon wax sax naan hospitalisé nañ ko ci ñun la nekkoon fii Bordeaux ngeen dégg ñuy commencé chaque jour nit ñi di ci wax ci presse bi ak yooyu jékki-jékki nga naan ñu ngi 2 cas ñu ngi 3 cas affaire yi dem noonu nànk-nànk mais ñu seetlu ni bi mu amee benn ndaje boo amoon fële ca Mulhouse fi ñuy wax en Alsace foofu noonu dans le Haut-Rhin am ndaje boo xam ne benn église protestant moo ko organisé woon benn ndaje religieux boo xamante ni nit ñi fu nekk la ñuy jógee ci àddina ak ci biir France ñi nga xam protestant yi daje foofu air fermé ci benn église yoo xam plus de ay 2000 personnes mais gis na ñooñu ñëpp bañ fa jógee nag après tasaaroo nag loolu moo tasaare feebar bi fii ci France donc xam nga lu ñu wax ni ku rey ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu njuul taw loolu ba mu amee ñun ci lañ jël suñu xalima commencé artu nit ñi rapidement ni leen Sénégal kat ñi ngi dégg naan ñi ngi fay waaj a def ay dajaloo ay événements religieux yu ko doon am ak yooyu loolu moom nañ jéem a def nu mu gën a gaawee daal di suspendre yooyu parce que loolu moom mooy meilleur moyen pour tasaare feebar bi donc loolu aussi bon heureusement gis nañ ni de justesse éliminé nañ ko. beneen problème bi nga xamante ni tamit moo am loo xam ne lu ñu inquiété la mooy dafa am ay ressortissants sénégalais yuy dund yoo xam ne ñi ngi dund fii ci dëkk yi nga xamante ni dañoo nekk ci zone d'épidémie en particulier Italie ak Espagne nga xam ne dañ fa am une grande communauté d'émigrés nit ñi foofu ndax jaaxle tiit ndax dee yu bari am seen autour de ñoom ak yooyu ak peut-être ñàkk a xam tax na ñaareel dafay def en cachette. dañ ko def en cachette parce que bu ñu ñëwee foofu dafa am lu ñuy wax stigmatisation nit ñi déjà dañ leen di duut baaraam di leen joxoñ baaraam naan la voilà yéen waroon ngeen a toog fi ngeen nekkoon yéen a fi indi feebar bi ak yéen donc bu ko defee ku mel noonu bu dugg see Sénégal dafay làqatu biir kër dafay làqatu au lieu mu dem signalé wu ci autorité sanitaire yi ñu testé ko xool jox ko ay mesures de d'isolement ak yooyu bu soxlawee ak yooyu nga xam ne dañ koy contenir ba feebar bi di law
kooku day dem laxatu këram du génn bu ko defee wàllu ko këram waa këram di génn di dox ak génn wàllaat ko ñeneen ainsi de feebar bi law donc yooyu yëpp nag c'est des mesures yi nga xamante ni ay situation la yoo xam ne daf ñuy inquiété mais bu ñu xoolee taxawaay bi nga xamante ni moom lañ ci waroon a taxaw nag wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy taxaw seetlu rek am na ay failles yu bari yoo am ci loolu. waaw Mansour loolu laa lay laaj moo di gis nañ ne wax nañ ne Touba am na foyer bu métti boo xam ne am na fa ba tax na jël nañ ñi nga xam ne ñoo di sax militaires yi ne yëngatu ci wàllu santé ngir yóbbu leen ko fa est-ce que foog nga ne loolu war na mën a doon solution pour contenir li nga xam ne moo di feebar bi ñu faj ña fa nekk. waaw léegi par exemple loolu nga xam ni dafa ñëw Touba waru woon a bett ñi nga xam ni ñooy saytu mbirum feebar boobu noonu parce que genre feebar yi ni da ngay anticiper da ngay préparer wu am na loo xam waru laa bett dañu ñëw bi ñu defee première réunion man bu ma rappelé première réunion d'information bi ñu defoon ministère de la santé ministre bi toog ak ay collaborateurs am ñëpp ñi nga xam ne dañ ko gérer parce que voilà am nañ expérience ci Ebola bi et cetera parfait très bien mais en termes de préparation lan lañ gis à part l'unité bi nekkoon foofu noonu au niveau de Fann maladie infectieuse nga xamante ni unité boobu bon qui avait peut-être servi taw Ebola moom la ñu réactivé ñooñu aussi bon mu nekk ay équipes yi nga xamante ni ñoom tàmm nañ gérer affaire maladie transmissible yooyu nga xamante ni contagieuse ak yooyu ñooñu xarañ na ci et cetera et tout mais problème bi mooy capacité bi ñu wax ni moom la unité boobu am mais dafa doyul pour absorber li nga xamante ni mooy affaire épidémie ça c'est un. La deuxième chose ñu gis ni aussi début bi peut-être que bon affaire émotion amoon na ci mais malade yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi koy jël di leen jël foofu au niveau de Fann mais on pouvait les gérer mais dans n'importe quel centre de santé mais loolu nag dafa waroon a fekk ñu teel ko programmer parce que waroon nañ xam ni affaire bi bu commencé law rek mais Fann va être très très rapidement débordé saturé mais donc ñooñu waruñu leen encombrer ak ay cas mineurs yooyu nga xamante ni wax dëgg yàlla vraiment day ñëw rapidement saturé foofu mais su fekkoon avant virus bi di dugg si ci biir dëkk bi comme niñ ko programmé woon defoon nañ benn genre tournée de sensibilisation préparée chaque région ñu installé fa ñi nga xamante ni identifier site bi nga xamante ni fii ku fi am lii lañ lay def et cetera deuxièmement def formation du personnel médical et paramédical parce que tey keroog maa ngi koy jooytu ma ne mais même bu dee loolu ñuy wax équipement de protection individuelle nga xamante ni képp fajkat boo xam ne da nga war a jànkuwanteeg malade bu am virus bi nga bañ mu wàll loolu ngay protéger woo mais dafa am ay procédures noo koy sole ak noo koy sumé mais ñooñu mais loolu képp kuy liggéey ci wàllu santé war nga ko xam parce que épidémie lañ wax épidémie bu xasee law mais ku nekk ci ñun tu peux être confronté tu peux être amené à prendre en charge genre maladie yooyu mais loolu da nga koy def avant virus bi di ñëw mais tey li am Touba noonu xam nga l'éclatement d'un cluster à Touba ça a pris tout le monde de court mais loolu buñ ko prévoiroon tey xam nga ni ñu jëwee xëy rek de façon tout à fait improvisée le centre de santé de Darou Marnane bi nga xamante ne nii on était obligé ñëw daal di koy transformer def ko benn centre de traitement des maladies du coronavirus xam nga loolu tamit vrai tâtonnement la nañu waxante dëgg parce que nekkul loo xam dañ ko préparoon installé ko mu nekk une unité boo xam ne déjà fonctionnelle te ko teg fa ñoo xamante ni ils sont formés et tout di ko xaar mais voilà la preuve donc comme gis nañu ne le personnel qui était là-bas a été pris au dépourvu exposé et puis ça nekk ñoo xamante ni mën nañ jàpp virus bi dégg naa ils ont dépêché des éléments yi nga xam ne ils étaient à Fann bon voilà qui nga xam ne ils ont l'habitude ils ont l'expérience mais imaginez maintenant s'il y a plusieurs clusters qui éclatent un peu partout mais c'est pas possible donc loolu ay yenn la ci ay mandarga yoo xamante ni nii ay failles la mais encore une fois comme ni ma koy waxee rek dafa nekk lu nga xamante ni ñëpp ci war a jàpp et li nga xamante ni mooy bataille bi gën a fort pour ñun parce que comme suñu moyen taxu ko demee noonu mais c'est la bataille de la sensibilisation c'est le pari de la sensibilisation li may bind yëpp ci affaire bi depuis ba mu éclaté ba léegi jóguma ci di ñaax population yi wan nit ñi ni leen li ko fii jëlee ak lii daaneel virus bi lii gagné combat bi nekku ci loxo ministère de la santé nekku ci loxo médecin yi nekku ci loxo état bi ci seen loxo la nekk yéen population yi ni ngeen koy defee mooy lan mooy respecter consignes yi nga xamante ni moom la professionnel yi wax ci wàllum hygiène wàllu set
deuxièmement wàññi seen déplacement yi parce que tamit jokkalante boobu nit ñi di jokkalante demalante dikk bi mais loolu mooy tax virus bi di circuler encore une fois un virus Pape Alé du dund ci biti virus pour mu dund il faut mu nekk ci biir doomu aadama donc yow boo ko yoree jox ko kii Masamba jox ko ma dem may loolu mooy circuler le virus mais bu ko nekk toogee sa kër yem boo waree jóg dox nga dem doxi farata bu farata bi jeexee nga ñëw te boo génnee tamit li consigne li wax nga respecté ko yaa ngi may dégg bu fekkente ni da ngay dajeeg doomu aadama yi am na comportement yu ñu tàmm ñu arrêté ko joxe loxo bi nuyoo bi nañ ko bàyyi. yaa ngi dégg koo dajee salaamaaleykum maaleykum salaam nit koy waxal ngeen dandante lu minimum 1 mètre seen diggante yaa ngi dégg. bu ko defee nga dem dox farata ñëwaat raxas loxo bi ñuy wax tamit ñëpp farlu ci di ko def plusieurs fois par jour yaa ngi dégg te raxas loxo bi ak saabu wala nga jël savon liquide wala nga jël ndox def ci eau de javel raxas say loxo ba mu set parce que maniportage yu virus bi loolu seetlu nañ ni moom benn moyen de transmission bu important la. parce que tamit li ñuy wax naan nit ñuy sëqat ki nga xam ne day sëqat di ko waari nit ñi parce que bu ñu loolu da nga doon sëqat nit ki jege la nga sëqat ko tissooli xam nga mu noyyi ko mu dugg ko mais léegi ñëpp xam nañ loolu tout le monde xam nañ loolu xam nañ ni comme bu ñu déggee kuy sëqat sax dañ lay daw yow déjà boo sëqatee sax nit ñi waaf daw donc moyen de transmission boobu ça devient de moins en moins important léegi par contre nag moyen bi nga xam ni moom la nit ñi bàyyiwul xel mooy loxo yi te loxo yi li ci garaaw mooy loolu dama ciy insister chaque fois ki nga xamante ni amul benn symptôme ki nga xamante ni jël na doomu jàngoro bi yor ko ci yaramam mais amul benn manifestation sëqatliwul tisliwul deful dara mais kooku mooy danger bi parce que kooku la nit ñi dul moytu. parce que yow mi nekk ki nga xamante ni sëqatul deful dara mais doo ko moytu te moom ci boppam xamul ni am na doomu jàngoro bi bu jëlee loxoom laal ci bakkanam wala laal gémmiñam wala laal bëtam jël doomu jàngoro bi foofu téye ko ci loxoom nuyu la paas la ko. xam nga loolu mooy passante affaire bi voilà donc ñooy moo tax li ma bëgg mooy ku nekk na jàpp ni sa morom dafa am virus bi gis nga boo loolu bu ko ñëpp jàppee rek xoolal jàpp ni ñooy ku nekk di nga moytu képp koo gis nga jàpp ni virus bi duñ ko bind ci jëwu doomu aadama yow bu ma jàkkaarloo Pape Alé damay jàpp Pape Alé mi virus bi yor na ko Pape Alé jàpp ni Mansour mi yor na virus bi bu ko defee suñu waree jokkalante nga taxaw ñu dandante 1 mètre ku nekk di raxas sa loxo ku nekk di respecter les règles mais léegi circulation virus bi arrêté tey fi may wax ak yow nii actuellement France ñëpp dégg nañ démb mesures radicales yi nga xam ne moom la président France jël ay mesures de confinement dañu wax nit ñi toog leen seen kër bu kenn circulé ti ku ñu fekk ci mbedd mi ngay dox yaa ngi dégg te amoo raison nekkoo personnel médical nekkuloo di liggéey boo xam da nga ko mën a justifier da nga yor papier boo xamante ni nii liñ ci bind carrément que da ngay liggéey boo xam ne farata la yaa ngi dégg wala jógoo pour dem hôpital wala nangam en tout cas loo xam ne du farata mais dañ lay amande dañuy am mais nit ñi toog seen biir kër yi yëpp bu ko defee kenn du jokkalanteeg sa morom virus bi arrêté circulation bi arrêté parce que fii nii ñëpp a débordé situation bii nag boo gisee ñun dañoo bëgg suñu réew ñun Sénégal la ñu bëgg Sénégal moo nekk suñu xol lépp lu ñu am ak lu ñu mënti mel Sénégal moo ko def ci ñun man yàgg naa koy wax nit ñi je suis un pur produit de l'école de médecine de Dakar sama jàng yëpp fa laa ko jàngee lu ma xam tey Ndakaaru laa ko xamee fa laa ko jàngee fa lañ ma formé ñi ma jàngal ñi ngi foofu yaa ngi dégg ay médecins yu xarañ ñoo fa nekk mais nag lu ñu xarañ seeni moyen bariwul ba pare nag population buñ ci boolee du ñu déglu li ñu leen di wax mais fan lañ jëm donc population bi ñoom la ñu war a ñaax donc il faut une campagne agressive de communication te lii ngay def nii ci la bokk parce que tamit di jox parole bi ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci affaire bi ñu ciy wax te nit ñi bàyyi partager WhatsApp yi yaa ngi dégg partager WhatsApp yi lu ngeen di partager na nekk loo xam ne docteur moo ko wax koo xamante ni xam na li muy wax mais Massamba bu jóg la boo jëlee laaj jàmb ko dañ ko naan mais wax yooyu mooy waxi lan ku nekk jël sa recette ñëw teg waxal ma leen ne leen jamono bii ñu toll di wax yéen virus bi amul benn garab bu koy faj malade yooyu sax ñuy dugal fan yaa ngi dégg ñu xam dañoo am virus bi ñu leen fay téye ba génne naan wér nañ wér googu noonu amul benn garab bu ñu leen fay jox boo xam ne day agir ci virus bi traitement symptomatique lañ leen di defal comme ça pour mu leer man nag comme ni ma koy waxee man mbir mi dama cee takk rek dama ci xëy di ci gont di ci fanaan yaa ngi dégg beneen bi man kaayu grave yi ci laay yëngatu ci laay ñoom laay faj en réanimation li ñuy wax sauvetage man ci laay liggéey donc lu ma ci wax nit war nga ko mën a takk téere te malade yi virus bi laal ñu dugg réanimation bu leen nit ñi gisoon
wallahi dinañ moytu ba seen kii parce que li may wax yëpp mooy loolu ñi nga xamante ni dañ ci wax foofu yëpp ñi ci ëpp laa la wax ni seen bët musul tegee ko am coronavirus mënuñu laa wax ko am coronavirus nii la ma xamuñu ko dañuy wax rek yaa ngi dégg ñi nga xamante ni ñoo ci wax foofu di faj ay borom coronavirus tamit ñooñu forme yi ñuy gis en tout cas ba mu commencé ba léegi Sénégal ay forme bénigne la ñuy gis yaa ngi dégg ñooñu man genre malade yi may gis ak ñoom li ñuy gis du benn loolu moo tax may artu na waaw parce que man dama bëgg sama réew te li ma gis mu am fii di am feneen bugguma mu egg Sénégal. Mamadou Mansour Diouf maa ngi lay sant di la gërëm ci leeral yu am solo yi ñu indil ñuy fàttali rek ne médecin anesthésiste réanimateur nga yaa ngi foofu ci France jamono yi sax ñu ngi leen réquisitionné ngeen nekk Toulouse ngir jànkonteeg li nga xam ne moo di jàngoro coronavirus jërëjëf. waaw Papa Alé nga may ma yeggale benn point bu ndaw rek bala may jeexal mooy suñu mbokk émigré yi nga xamante ni dañuy jóge fii moo xam di jóge Italie jóge Espagne jóge France ñëpp bëgg a màbb daw wuti Sénégal loolu c'est une grosse erreur nit fi nga nekk yaa ngi dégg te épidémie bi am fa déjà moyen de traitement yi nga am fii nii mais bu ñu demee Sénégal amuñu ko fa bis bu ñu demee foofu ba def forme grave bu boobaa dinañ ko rëccu yaa ngi dégg feebar bi ñi nga xamante ni ñooy dee wër leen di dee ba tax ñu tiit yaa ngi dégg moom laay wax nañu xoolaat ñii dee ñan la ñii dee mooy ñi nga xam ne dañoo màggat yaa ngi dégg ñii dee mooy ñi nga xam ne dañoo am ay feebar yoo xam ne ay feebar yu jiitu woon la ay feebaru cardiaque ay feebaru poumon feebaru xëtër amoon ay feebar yu mel ni ay asthme yu demee noonu yaa ngi dégg am ay feebaru diabète mal équilibré am ay problème mu rénal wala yu demee facteurs yooyu la ñuy wax ay facteurs de risque nit ki ko am bu virus bi ñëwee doon même bu doon bii virus sax virus grippe wala virus bi gën a ñàkk solo bu ñëwoon ci kaw da mën na koo faagaagal. yaa ngi dégg beneen bi mooy fii ci Europe yaa ngi dégg dañoo am li ñuy wax ay maison de retraite ak ay EHPAD yoo xam fa la ñuy dajale màggat yi virus bi bu duggee foofu dajale màggat yi foofu la mu fay rey day bari loolu mooy tax ngay jékki-jékki dégg ñun la voilà tey am na 300 morts nangam beneen bi mooy Italie googu ngay dégg 300 morts par jour li ko indi mooy Italie seen moyen de réanimation dañoo déborder te de plus en plus ñuy am ay formes yu grave mais dañuy dem ba nga xamante ni comme nag moyen de réanimation yu doyul te saturé na mais dañuy tànn comme temps guerre bu amee dañuy tànn kan la ñuy faj ak ku dul faj parce que mënuñoo faj ñëpp donc cas grave yi mu leen a faj donc bu boobaa dañuy def li nga xam ne mooy am guerre man comme ni ko sama naataangooy temps yi ma nekk médecine militaire di def en temps de guerre blessé de guerre da ngay def tri xool ñan lañ mën a sauver ak ñun mënuñ sauver ñi nga xamante ni ils sont des cas désespérés mais tu les laisses mourir c'est dommage mais c'est comme ça donc loolu moo indi loolu participer na ci nombre de morts bu bari bi ñuy gis Italie ba mu leen di tiitloo ba ñuy daw parce que bu ñu dawee ñëw dugg Sénégal xam nga seeni famille la ñuy njëkk a exposé parce que ñoom la ñuy njëkk a wàll bon bu demee ba dem ba nga xamante ni nag bon peut-être nekk nañ fa mënatuñoo liggéey parce que les gens sont en confinement ak yooyu bu ñu fexee ba rëcc nag ba ñëw ba Sénégal mais li laay war a sol nañ dem signaler wu ji ci autorité sanitaire yi soo ñëwee zone bi nga nekk médecin du chef de district bi fa ne nga woo ko yaa ngi dégg boo ko woowee nga wax ko ni ko voilà man kat Italie laay jóge wala Espagne laay jóge maa ngi sant sama yaram day def yi wala ñu jox la ay consignes ñu defal li cellule de gestion bi bu ñuy dépêcher une équipe mu ñëw ba foofu saytu la nangam et surtout bu ko defee di nga protéger nit ñi vraiment li ñuy wax dinañ ko dégg ak topp ko ak jëfe ko waaw di ñaan yàlla nag yàlla musal suñu réew aar mboolem jullit jërëjëf. jërëjëf Mamadou Mansour Diouf maa ngi lay sant di la gërëm.